bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina habibina shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqatil faizin ar-rabihin amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla jul cent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi kon ci ba tey ci matnu aqidat at-tahawiyya mu gën a siiwee ci noonu te turam dëgg-dëgg ne bayaanu aqidat ahlu sunnati wal jamaa bu al imam al hafiz abu ja'far al warraq Ahmad ibn Muhammad ibn Salamat at-Tahawi rahimahullah wa radiya anhu yegsi woon nañ fi nga xamante ne moom la doon wax naan inna allaha wahidun la sharika lahu wala shay'a mithluhu wala shay'a yu'jizuhu wala ilaha ghayruhu ne inna allaha naka bur yàlla wahidun kenn la sharika dir bokkaale lahu di ko ñel maanaam kon borom subhaanahu wa ta'aala kenn la ci nekk-nekkam te nekkut koo xamante ne maanaam amul maam duñu ñaar naka noonu amul bokkaale te loolu tamit gisoon nañ ni wala shay'a te déet dara mislahu di ko kem maanaam amul loo xamante ne dafa nuroog borom bi subhaanahu wa ta'aala wala mu yem ak moom wala mu bokk ak moom ci kaw loolu comme niñ ko gisee woon dañuy gis ne mboolem li nga xamante ne dañoo sosu seen ay melo wala yi nga xamante ne dafa intrinsèque ci ñoom maanaam mënta tàqali ko ak ñoom maanaam dañuy xam ne yooyu mënta nekk dafa jomb ci borom bi subhaanahu wa taala lu deme nekke am jëmm lu deme nekke nekk gaar-gaar maanaam mooy phénomène loo xam ne day am ak a dem di dem ak a dellu wala boog loo xam ne faaw mu am ci lu mu taxaw wala boog muy am lu koy composé loolu tam mënta ne wala mu am muy jóge ci substance maanaam wala muy jawhar gànjar te it wala shay'a yu'jizuhu wala shay'a dara yu'jizuhu di ko lottu maanaam borom subhaanahu wa ta'ala amul lu koy lottuloo maanaam incapable ci dara am na capacité ci mën a def lépp am na man-manam ak sañ-sañam àgg na fépp comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñ jotaay yu wees wala ilaha ghayruhu wala ilaha amul benn buur boo xam ne def na ko jaamu ci dëgg wala ilaha amul kenn ku yelloo ñu jaamu ko ghayruhu ku dul moom borom bi subhaanahu wa ta'ala ci suñ jotaay yi weesu gisoon nañ ci yenn ci ay forme yi nga xamante ne ñoom ñooy ay xeeti bokkaale yoo xamante ne ak ay xeeti luy wane ñu bare bari maanaam ñàkk xam gi nga xamante ne moom lañ ñàkk xam borom bi subhaanahu wa ta'ala wala boog ñuy wax ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loo xamante ne moom tabaraka wa ta'ala ëppante na ak wax yu mel noonu wala boog ay xalaat wala gis-gis bu mel noonu gis nañu tamit ci suñu jotaay yi weesu wala bii weesu li nga xamante ne dëgg-dëgg léeg-léeg bokkaale yi foofu lay cosaanoo maanaam foofu moom mooy fi nga xamante ne moom la jóge li ëpp ci ñuy bokkaale gisoon nañu yi nga xamante ne moom mooy ci suñuy sukkandikoo moom mooy ay tur lay doon wala boog ay concept yoo xamante ne moom la ñuy jël teg ko ci kaw yàlla wala boog ñu yamale ko ak yàlla ba nga xamante ne nit ñi ñooñu dañuy jàpp ne seen concept yooyu sax léeg-léeg muy ëpp doole yàlla wala boog moom moo tax war a taxawaay yàlla wala boog li gën a néew liñ mën a wax mooy moom ak yàlla ñoom la ñu war a yamale lu demee nekke baatu laïcité wala lu demee nekke baatu république wala baatu démocratie wala baatu capitalisme wala communisme wala xeetu xalaatin yu mel noonu ak yeneen yoo xamante ne yëpp day wër-wërloo ci ay concept maanaam comme ni alquran wax in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ay tur la rek yoo xamante ne yéen ko tuddee ak seeni baay
waaye loolu mënta nekk loo xamante ne dëgg-dëgg moom moo war a tax am maanaam martabatul uluhiyya maanaam nekk koo xamante ne dëgg-dëgg jaamu maanaam doole gi nga xamante ne moom ngeen ko jox yelloo na ko beneen mbir bi nga xamante ne moom la léeg-léeg mbir mi moom mooy nit ñi dañuy jaamu koo xamante ne wala ñoo xamante ne dañoo gisoon ci ñoom ak cellte ak mbaax maanaam ba tax ñu jàppee leen comme ay ñoo xamante ne dañ leen a war a maanaam dañ leen a war a jaamu wala boog ñu jox leen gëdd koo xamante ne yegguñu ci loolu maanaam tolluñu foofu wala àgguñu foofu léeg-léeg it nit ñi di jaamu ay mbir yoo xamante ne dañ leen di jaamu ngir ne dañoo maanaam ay ruux lañ ay esprit lañ yoo xamante ne dañoo jàpp ne ñoom ñooy gérer adduna bi ñoom ñoo koy gouverner maanaam wala ñoo koy administrer ba nga xamante ne dañ leen di jaamu ngir loolu rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy jaamu lépp loo xamante ne moom mooy dafa aju ci cosmos bi maanaam adduna bi ni mu demee biddiw yi jant bi weer wi ak yeneen comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko ci njàlbéen gi bi ñuy gis qissa maam Ibrahima ala nabina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam moom ak nitam ñi seen léeg-léeg xuloo yi nga xamante ne ak wuute werante yi nga xamante ne moom lañ wala boog werante yi nga xamante ne moom lañ doon werante comme ni nga xamante ne gisoon nañ ko leeral lañ ko bi ñuy wax ci wàllu rububiyya ne ki nga xamante ne moom mooy rabbul alamin mooy borom bi subhaanahu wa taala mënta nekk leneen mënta nekk keneen te kenn mënta bokkaale ak moom ci mbir moomu am na tamit ñoo xamante ne dañuy maanaam jaamu yeneeni mbir yoo xamante ne xëy na yegguñu foofu duñu loolu yëpp waaye ay jant ay maanaam ay xëy na dañ leen di jàppe ay rab wala ay jinne wala ay malaaka wala yu mel noonu wala bokk ay yenente sax wala bokk ay nitu yàlla comme ni nga xamante ne noonu lañ gisee ñenn ñi ni ñu koy gisee te loolu tamit dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye insha allah bala ñoo yeggale ci baat boobu dafa am rek benn laaj boo xamante ne daa iman léeg-léeg mën naa jañ boppam moom mooy lan mooy pousser nit dëgg-dëgg ba muy bokkaale ak yàlla ak keneen wala boog muy jàpp ne keneen mën na nekk yàlla ku bokkut ak yàlla laaj boobu mutakallimuna yi ñu bari ci ñoom rawatina ci asha'ira yi yëkkati nañ ko maanaam poser nañ question boobu waaye dëgg-dëgg li ñuy gis moom mooy ñàkk a xàmmee ak ñàkk a ràññee liñ jot a gis ba fii nii parce que su fekkente ne nit ñi ràññeewuñu li nga xamante ne moom lañ jot a gis ba fii loolu day indi nit ñi duñu mën a xam dëgg lan moom moo war a maanaam kan moom moo mën a nekk ilaah muy buur bi ñu yelloo ñu jaamu ko ak kan moo ko mënta nekk te it li nga xamante ne moom mooy uluhiyya googu maanaam le fait que nekk googu yelloo ñu jaamu ko moom kese te ñu war koo jaamu te jaamu yuñ koy jaamu amul lenn lu ko waral lu dul ne moom rek dafa yelloo ñu jaamu ko loolu mënta nekk maanaam lan mooy tax mu mën a nekk ci kenn loolu noonu moom jotoon nañ gis ne dafa fekk ne loolu zaatiya la maanaam mooy lan mooy ne borom yi subhaanahu wa taala yelloo gi mu yelloo ñu jaamu ko du mbir moo xamante ne day toog daan ne man day xaaral ma ñëw fàggu lii tax ñu war maa jaamu wala boog xaaral ma ñëw fàggu melo yi mat ci man wala boog déedéet loolu dafa nekk noo xamante ne zaatiya la maanaam par essence la mel noonu maanaam noonu la mel naka jekk mais bu ñu xoolee dëgg-dëgg le fait que nit ñi ràññeewuñu loolu ñu bari ràññeewuñu loolu moom moo tax ñu war leen a mën a jàmm léegi nañ imaginer tey bu ñu ko xóotalee dëgg-dëgg dinañ gis ne yooyu yëpp dafa dugg ci lu ñuy tuddee tajsim maanaam mooy le fait que bu ñuy concevoir yàlla ñu koy concevoir comme étant benn partie wala benn élément ci élément wu existence maanaam nekk-nekk gi ci anam goo xamante ne day mën a yor forme
day mën a nekk koo xam ne dañ koy représenter wala boog day mën a teg koo xam ne ku ñu mën a taxawal la ku ñu mën a jëmmal la loolu nag wala boog ñu mën koy nuróole ak lenn ci mbindeefam yi ak yenn ci jëmm yi wala boog ñu mën a jàpp ne moom war naa mën di naturellement maanaam di génne di amal mbindeef yi maanaam par nature wala boog ñu jàpp ne day mën di incarné wu ci ay jëmm ak yu mel noonu yooyu yëpp moom mooy maanaam day dugg ci buntu tajsim maanaam melal yàlla ci maanaam boole ko melale ko ak yemale ko ak mbindeefam yi justement loolu moom moo tax tey bu ñu xoolee dëgg-dëgg lii ñu jot a gis ba fii nii ba ñu xam ne borom bi kat subhaanahu wa taala mënee fu koo melale ak lenn lépp loo xam ne rot na ci sa xel rek xamal ne buur yàlla subhaanahu wa taala wuute na ak loola maanaam ngir ne yorul benn caractéristique benn melo ci melo yu mbindeef yi moo xam jëmm la moo xam gaar-gaar la wala lu mu mën a doon du it ne loo xamante ne day yëngatu wala muy dal maanaam loo xamante ne dafa am benn doole wala kàttan bu mën a appliquer wu ci moom maanaam ginnaaw bi nga xamante ne xam nañu loolu yëpp ci la ñuy daal di xamee ne maanaam tey masalan comme ni ñu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax mu jug jamono dajjal su ñëwee maanaam ñi nga xamante ne xam nañu yàlla ne moom maanaam te ñu xam ne lii dafa nekk ci moom borom subhaanahu wa taala maanaam lii mooy nii la dafa melowoo nii kooku maanaam ñooñu nga xamante ne xam nañ loolu ñooñu abadan bu dajjal ñëwee masalan dajjal du leen wax ne man maa yàlla ba pare ñoom ñu topp ko ñi nga xamante ne ñoom bu dajjal ñëwee daal ni leen man maa yàlla moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu naan i'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu fa inna allaha laysa bi awar maanaam comme ni mu nekkee ci hadith yi nekk ci sahih yi ak sunan yi ak rawatina sahih imam Muslim rahimahullah na ngeen xam ne seen borom subhaanahu wa ta'ala du ko patt seen borom subhaanahu wa ta'ala na ngeen xam ne doo leen gis buur yàlla doo leen ko gis mbete ngeen génn àdduna voilà te xam leen ni yàlla du ko patt maanaam loolu muy wax di insister di leeral nit ñi naan leen dajjal ak fitna bi nga xamante ne moom lay indi masalan comme dinañ ko gis insha allahu taala ci kanam ci téere bi insha allah maanaam bu ñu xoolee dajjal kon problème yi mu mën a indil nit ñi ak xat-xat maanaam ak jafe-jafe yi mu leen di indil ak wan fitna bi te fitna bi ci gën a rëy mooy wax gi mu leen di gëmloo gi mu leen di gëmloo ne moom ci boppam mooy yàlla nit ñi gëm ko maanaam gëmloo gi muy gëmloo nit ñi ne moom ci jëmmi boppam moom mooy yàlla nit ñi gëm ko mbir mi mooy lii loolu mënta rot maanaam gëm ne dajjal mooy yàlla mënta rotee ci koo xamante ne xam na lii ñu jot a wax boobu ba léegi lu tax parce que day xam ne borom bi subhaanahu wa taala mënta meloo jëmm maanaam yorul jëmm physique nekkul koo xamante ne maanaam day am yenn caractéristique ci caractéristique bu mbindeef yi maanaam meloo kaanu mbindeef yi loolu mënta ne ci moom borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom moo possible ci moom mu topp dajjal bu leen waxee ne moom mooy yàlla ñu daal di gëm ne kii de ak kiimtaan yeeg ak nangam kon mooy yàlla dëgg la maanaam li possible ci kooku ci kim possible mooy ki nga xamante ne maanaam moom yàlla daf koo melale ak mbindeef yi dafa jàpp ne maanaam yàlla jëmm la joo xamante ne dafa amal na maanaam mën nañ ne jëmm la ju nekk ci kaw toog nangam yore loxo yore tànk yore bët yore nangam maanaam yi nga xamante ne moom ni mu koy imaginer mooy comme ñun sauf que bi mu xamul nan la yàlla mel kon xamul naka la bët bi mel naka la loxo yi mel naka la tànk yi mel et cetera kooku moo possible ci moom dajjal ñëw ne ko may yàlla mu gëm ko mais ki nga xamante ne moom jàpp na ne loolu mënta nekk ci yàlla maanaam kooku dajjal su ñëwee du ko mënal dara maanaam ngir xam na ni yàlla mënta mel nii loolu moom moo tax mu important ci ñu xàmmee yëpp ne yàlla maanaam lii yëpp ci yàlla borom subhaanahu wa taala beneen bi ci des tamit moom mooy comme ni nga xamante ne noonu la ñu maanaam ñun dañoo wax kaaw dajjal waaye xam nga li gën a garaaw ki nga xamante ne daa gëm ne moom ci boppam mooy yàlla wala ñu koy wax ne yow yaay yàlla wala boog am ku koy
wala boog nit ki taxaw naan diw sàmba ci boppam moom mooy yàlla maanaam loolu yëpp xeetu mbeewte la maanaam kooku sax mu gën a garaaw niveau que ki nga xamante ne dajjal dakaa nax ne ko yow man maa yàlla mu gëm ko kii wax ne diw sàmba mooy yàlla moo ko gën a garaaw parce que gisul ci sàmba lu tax mu war a jàpp ne mooy yàlla alors que dajjal dinañ gis ci moom ay melo yoo xamante ne yàlla maanaam moo ko man mais daf koy day jox pouvoir dajjal maanaam daf koy day gëlëm maanaam day wan nit ñi mbir moo xamante ne yàlla rek ko man lu demee nekke di dundal ku dee di ko dekkal maanaam rey ko ba mu dee mu am ñu ko feeñu wax ko ne ko gëmal diw ak gëm ko kii mooy yàlla maanaam gëm ko fekk mu feeñuloo ay ñu ay seytaane feeñu ko ci jëmm seeni wayjur mu dekkiwaat ni leen may yàlla maanaam masalan yu mel noonu voilà ak di wër ci àdduna bi am pouvoir total ci àdduna bi yëpp daanaka maanaam di def lu ko neex ak yooyu yëpp ak comme ni ko xadiis yi waxee li nga xamante ne mooy pouvoir dajjal loolu gisuñu ko ci kenn ci mbindeef yi ñi fiy dund ànd ak loolu yëpp ku jàpp ne sàmba mooy yàlla kon xaqiqatan yow ñii dajjal di nax yow ñoom ñoo la tane yàlla nañu yàlla sàmm imam at-Tahawi rahimahullahu taala daan ne qadimun buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam qadimun moom mooy ci jiitu bi labtida ci lu amul ak tàmbali waaye daimun mooy ci sax bi lantiha ci lu amul ak daytal qadim bu ñu jëlee baat bu njëkk bi mooy qadimun dañ koy wax lépp loo xamante ne dafa jiitu dara maanaam ñaari maanaa la am maanaa bu njëkk bi moom mooy loo xam ne dafa jiitu dara mais jiitu googu mu jiitu dara terewul ne moom it amaan na leneen lu ko jiitu maanaam moom mooy loo xam ne daa ancien rek maanaam lu ancien comme lu ñu naan lii daal dafa yàgg dafa jiitu loolu moom mooy qadim bu boobaa contraire jadid lay doon wala xadis maanaam jadid wala xadis mooy lu bees voilà loo xamante ne lu bees la qadim moom mooy lu jiitu maanaam kon mooy lu yàgg rek loolu nag bu boobaa xëy na mu am tàmbali moo tax imam at-Tahawi rahimahullah insisté ci deuxième pose ci baat boobu leeral ne man beneen maanaa bi ma ci jublu mooy maanaa bi nga xamante ne mooy yelloo ci borom bi subhaanahu wa taala mooy bilabtida mooy ci lu amul ak tàmbali kon borom bi subhaanahu wa taala melow yi maanaam nga xamante ne moom mooy alqidam mooy le fait que borom bi subhaanahu wa taala nekk ku jiitu ñëpp ak tàmbaleem amul fenn fu mu yem fu mu tàmbalee maanaam ak amam maanaam ak jiitoom ak nekkam amul fu mu tàmbalee loolu nag moom la ñuy wax alqidamu zaati ndax alqidam maanaam ak jiitu dafa am ñett maanaam mën nañu wax ne bu njëkk bi moom mooy alqidamu zaati ñaareel bi ak ñetteel bi maanaam ñoom ñii mëneef na leen a yamale waaye benn bi moom mooy alqidamu zamani ñetteel bi ci des moom mooy wala dañ mooy alqidamul idaafi maanaam mooy ak alqidamul nisbi maanaam mooy lan mooy alqidamul qidamu zamani maanaam qidamu zaati mooy jiitu goo xamante ne ci maanaam moom par essence la jiitu maanaam daf fee nekk naka jekk loolu nag li tax gisoon nañ ko ci bi ñuy gis ci yi wane ne buur yàlla subhaanahu wa ta'ala am na gisoon nañ ko ci benn dalil bu tuddoon dalilul iltizaamul aqli baynal wujudi wal adam maanaam mooy dalil bi nga xamante ne preuve bi nga xamante ne mooy le fait que sa xel di la njatt di la wax ne la munoo am ñaari pexe soit am moo am wala ñàkk maanaam existence wala non existence moom munoo am lu nekk ci diggante bi ci kaw loolu gisoon nañ ne existence noonu maanaam ñàkk am mooy non existence ñàkk am mënta nekk mooy al adam mënta nekk cosaanu mbir yi kon cosaanu mbir yi lenn rek la mën nekk moom mooy ak am te am googu noonu day fekk mu nekk zaat yi maanaam mënta ñàkk ne moom day nekk te amul du ko jiitu loolu gisoon nañ ko tamit ci dalilul ghina wal faqr mooy dalilul imkaan wal wujub
gisoon nañ ko tamit ne il faut que mu am goo xamante ne moom moo fi nekk te am googu daf fi nekk par essence amul kenn ku ko fi indi maanaam amul maanaam benn jamono joo xamante ne dañ naan lii maanaam nekk googu amutoon te kooku mooy buur yàlla subhaanahu wa taala kon kooku ak jiitoom kooku loolu la ñu tuddee al xidam zaat yi ñaareelu xidam mooy bi nga xamante ne moom zamani la wala idaafi la comme mooy kal urjunil qadim mooy hatta aada kal urjunil qadim lii borom subhaanahu wa ta'ala di wax ci biddi ci weer wi ne weer wi day ñëw di rëy waaye borom subhaanahu wa ta'ala delloowaat ko muy tuuti du tuuti ba delluwaat maanaam comme ceru tàndarma gu jiitu maanaam mooy bi nga xamante ne mooy ni muy doog a tàmbalee rek buy jóg te loolu moom mooy loolu kon qadim mooy lu jiitu mais loolu zamani la wala idafi la amma alqidamu nisbi mooy jiitu goo xamante ne dafa askanonte moom mooy dañ ko idafi wala maam zamani mooy non nisbi bokk mooy dafa subjectif maanaam ak jiitu la goo xam te dafa subjectif moom mooy lan moom mooy tey par exemple buñ ne maam ji moo fi jiitu sët bi ci àdduna maanaam kooku jiitu gi maam ji jiitu sët gi ci àdduna loolu xidamun nisbi la rek voilà loolu nisbi la léegi borom bi nag subhaanahu wa taala moom mooy am na aaya yuy wane ne moom borom subhaanahu wa taala ak amul fu mu tàmbalee naka noonu am nay xadiis yu koy tegtale bu dee aaya bi moom mooy al awwal maanaam borom subhaanahu wa ta'aala huwa al awwal wal aaxir wal zaahir wal baatin wa huwa bi kulli shay'in alim moom buur yàlla subhaanahu wa ta'aala moom mooy al awwal muy ki fi njëkk mooy ki njaalbeen mooy ki jiitu ki njëkk moo tax awwaliya googu le fait que borom subhaanahu wa ta'aala nekk ki njëkk ñëpp amul kenn ku ko fi jiitu maanaam naka noonu nekk ndoo fi wu fi woon ak kenn ci cosaan loolu day wane ne buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam moom qadim la maanaam mooy ku jiitu la bu dee ci xadis muy xadis sayyidina Imran ibn Husayn bi radiyallahu anhu bu nekk Sahih al-Bukhari rahimahullah mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kaana Allahu wa lam yakun shay'un ghayruhu buur yàlla daf fee nekk te amul woon lenn lu fi nekkoon lu dul moom ghayruhu ku dul moom kon loolu dafa nekk loo xam te ne dafa rot maanaam mooy moom rek moo fi nekk te amul kenn ku fi nekk ku dul moom jëmmi baat bii nag dinañ ñëw insha allahu taala ci leeral li nga xamante ne noonu la Ibnu Taymiya waxee ne baat maanaam non nañ jël beneen riwaaya bi mooy bi nekk ci jeexitalu Sahih al-Bukhari ci kitaabu tawhid mu naan kaana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu buur yàlla daf fee mës a nekk waaye amul lenn lu ko fi jiitu maanaam lu njëkk yàlla amul keneen leneen lu am mu ne noonu nañ ñun maanaam moom riwaaya boobu maanaam version boobu la jël di ko sharxawe maanaam di ko wax jàpp ne beneen bële maanaam boobu buñ ko booruñu ko bàyyi xel ne yàlla daf fee nekk te keneen nekk fi ku dul moom loolu waruñu ko bàyyi xel li ñu war a wax mooy yàlla daf fee nekk te keneen jiituwu ko fi waaye mënuñu fee ne wax ne daf fee nekk te keneen nekk fi ànd ak moom loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala te loolu xaqiqatan moom moo ko wax te dinañ ñëw ci leeral loolu ngir ne wax jooju daf koo teg ci li nga xamante ne moom mooy gis-gisam boobu di tudd al qidamu nawi maanaam ak jiitu gi nga xamante ne moom la an naw mooy espèce maanaam le fait que mbindeef yi buñ leen jëlee par kenn fardan maanaam éléments yi buñ leen jëlee ñoom ñëpp dañoo sosu waaye espèce u mbindeef moom sosuwul maanaam ndax lu tax mu ne parce que mbindeef bu ne am na mbindeef bu ko jiitu te loolu noonu maanaam dafa am li nga xam ne moom mooy ak tasalsul te loolu comme ni ñu doon wax ci tasalsul muy sériation boobu di dellu ba ci prééternité ila ma la nihaya maanaam ba fu amul fu mu yam maanaam ba ci moyen l'infini loolu dafa exister pour moom loolu dafa exister ba pare mais mu ne
loolu mais moom da ko tudde tasalsul an-naw'i mais loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala ci leeral ne non seulement mënta ne waaye de toute façon leeraloon nañ ko waaye dinañ ci gën a taxawaat tuuti mais que moom dafa am non seulement loolu mënta nekk waaye wax la joo xamante ne dafa wuute carrément ak waxu ahlu sunna wal jamaa yamul sax ci ahlu sunna wal jamaa mais dafa wuuteeg waxu jullit ñëpp képp kuy jullit wax jooju wuute na ak moom te loolu moo tax bokk na ci li tax ñenn ci borom xam-xam yi di ko takfir maanaam di wax ne Ibnu Taymiyya dafa génn ci l'islam waaye amaan na liñ mën a wax rek mooy njuumte la ci moom donte nag xaqiqatan wax jooju wax joo xamante ne du waxub jullit loolu lañ mën a wax maanaam wax ji moom wax ku maanaam ku njuum dëgg la du waxu jullit itam voilà waaye nag xataa dem nag ba génne ko ci l'islam carrément loolu itam xëy na tar maanaam xëy na tar na voilà xëy na tar na daal waaw ala kulli xaalin ci rawatina ci ku mel ni Ibnu Taymiyya maanaam ak ni nga xamante ne noonu lañ xamee quand même engagement moom ci l'islam ak yu mel noonu ak engagement moom ci di leeral ak li mu indi ci xam-xam ci mboolem domaine yu l'islam yi wala boog lu ci bëree bëri loolu yëpp tamit war na tax ba maanaam ku mel ni moom bu doon keneen xëy na ñu mën ko wax waaye ku mel ni moom pour dëgg-dëgg jiiñ ko ak kufr maanaam dafay tar te moytu ko mooy gën léegi beneen mbir fii tam bi nga xam te ne moom moo mat a leeral parce que baat bi dafa am solo maanaam lu tax imam at-Tahawi rahimahullahu taala bi muy wax qadimun daf ni bila ibtida maanaam ci lu amuluk tàmbali te loolu le fait que mu waxee ko noonu ne amuluk tàmbali loolu lu am solo la maanaam ndax ngir nga bañ koo jaawale parce que su bàyyi woon ne qadimun rek bàyyi noonu ñeneen ñi nga xamante ne comme maanaam dañoo ay mooy taymiyuuna yi ñi yor xalaatu Ibnu Taymiyya yi mën nañ cee porof ndoolu daan ne way am na fu mu tàmbalee maanaam wala boog jiitu na fi waaye nag du moom rek fi jiitu waaw waaye comme ni nga xamante ne noonu la wax ji amee maanaam day leeral loolu incha allah dinañ gis ginnaaw bi ñu defee munaqasha ci kaddu gi ba pare maanaam baat bi ci boppam dinañu gis incha allahu taala yenn xalaat yi nga xamante ne mooy dahriyuuna yi ak ñëpp ñi nga xamante ne seen ay xalaat lañ yor lu deme nekk ñu yor xalaatu maanaam rastafari yi faraa'ina yi ak kamit yi ñooñu ñëpp seen ay xeeti gis-gis ci wane maanaam li nga xamante ne noonu la nekkee loo xamante ne dafa wuute ak dëgg noonu la wuutee ak alquran ak sunna waaye noonu la wuute ak dëgg léegi baatu qadim boobu ndax rod na ci sunna maanaam ku mel ne ki Cheikh Abdul Aziz ibn Baz Cheikh ibn Baz moom dafa ne maanaam moom comme niñ ko xamee moom ak maanaam mbokkam yu bëree bëri ci salafiye yi dañoo sharxa maanaam wala boog dañoo def ay taaliqaat plutôt pour bañ a wax sharxa maanaam dañoo def ay taaliqaat maanaam ay annotation ci li nga xamante ne moom mooy aqidatu tahawiyya moom mu ne hada al-lafz lam yarid fi al-asmaa' al-husna kama nabbaha alayhi ash-sharih wa ghayruhu mu ne kaddu gi maanaam baat bi muy qadim rotul ci asmaa'ul husna yi maanaam turu yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy turu yàlla yi yu rafet yi maanaam mu ne al asmaa'ul husna mu ne baatu qadim rotu ci mu ne comme ni nga xamante ne noonu la ko sarakat bi te mi ngi ci jublu Ibn Abil Izz al-Hanafi ak keneen parce que Ibn Abil Izz al-Hanafi comme niñ ko leeraloon bi ñuy wax ci téere bi ci njàlbéen bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko sara moom dafa sara aqidat tahawiyya wala plutôt def ci ay taaliqaat sauf que moom daf koo def orienté ko ci ay xalaat Ibn Taymiyya loolu nag moom moo tax moom la ñuy wax ash-sharih fi shara bi ba pare
dañu koy jël def ko maanaam di ko yëkkati lu tax parce que moom xanafi la comme imam ibnu at-Tahawi rahimahullah léegi moom nee na kon boo xoolee ni ibnu Abdul Aziz al-Hanafi wax ak ibnu Taymiya maanaam ngir ne xalaat ibnu Taymiya la xaqiqatan moom la indi ak ñeneen ñoom li ñu wax ne way baatu qadim bokkul ci turu yàlla yi maanaam yàlla dafa jiitu loolu bokkul ci turu yàlla yi loolu nag xaqiqatan dëgg baat bi ñaari mbir moo mën a nekk nee na rotul ci turu yàlla yi ko loolu bu nee rotul ci turu yàlla il faut ñu xam lan la ci jublu soit li mu bëgg a wax moom mooy rotul ci turu yàlla yi rot ci alquran ak sunna baat bi rotu ci wala boog mu ne parce que su fekkente ne loolu la ci jublu ne maanaam amul fenn fu mu rotee ci alquran ak ci sunna en tant que turu yàlla loolu amul te dinañ ci ñëw insha allahu taala ngir ne borom subhaanahu wa taala dafa melale boppam maanaam melale ay turam yi ak ay meloom maanaam comme ni nga xamante ne ci alquran ak sunna maanaam te baatu qadim ñëw na ci sunna maanaam ñëwul textuellement ni ci alquran mais ñëw na ci sunna waaye maanaa bu ko jege maanaam maanaa mooy al awwal mooy ki fi jiitu voilà le tout premier l'instigateur voilà ki nga xam ne moo fi jiitu te amal lépp maanaam njëkk fi kooku maanaam tur boobu am na te loolu moom ak alqadim maanaam dañoo lëkkaloo loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy mu bëgg a wax ne maanaa bi jubul bu dee maanaa bi jubul moom xam nañ ni demewut noonu beneen bi ci des wala boog beneen mu bu bëgg a ci wax ne loolu ne baat bi ruutul ci liste yi nga xamante ne moom mooy liste al asmaul husna yi ñuy wax bu boobaa loolu tamit amul ndax rot na ci xadis bu nekk ci sunan ibnu Maaja rahimahullahu taala comme ni nga xamante ne insha allahu taala noonu lañ koy gisee donte xadis boobu dafa daif waaye xadis yi tamit sardu asmaul husna yëpp dañoo daif tamit maanaam wiruñu comme que mbir mi demee na noonu tamit kon mënta jàpp ne kon yeneen ñi ñoom rot nañ mais bii rotul wala boog kon boog mu wax lan la ci jublu dégg nga kon way baat bi rotul nangam te da ngay gis xataa Ibnu Taymiyya bi nga xamante ne moom mooy wax loolu Ibnu Qayyim topp ko ci maanaam te Ibnu Taymiyya moom indi na ko ci Kalimu Tayyib téereem boobu indi na xadis bi ma nar a wax nii muy Sunan Imam Abu Dawud ki nga xam ne mais al-Albani ci Sahih Kalimu Tayyib tamit wéral na xadis bi mais ànd ak loolu bu ñu yegsee ci place bi ñoom ñëpp dañ naan baatu qadim déedéet rotul ci sunna amul maanaam lu tax parce que maanaam dañuy nu mu tudd maanaam dañuy wax aveuglement maanaam dañuy wax parce que Ibnu Taymiyya moo wax Ibnu Taymiyya day wax Ibnu Qayyim topp ko Ibnu Qayyim bu ko toppee moo ñeneen ñu daal di ñëw ku mel ni Ibnu Abdul Aziz masala topp ko kii ñëw topp ko ñoom gaa yi ñëw Ibnu Usaymin wax ko Fawzan wax ko Albani wax ko Ibn Baz wax ko ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ne non rotul ce qui fait que lan moom mooy ñun ñëpp de mën nañoo yaakaar ni xanaa kay kon Ibnu Taymiyya bu ne lii rotul et que baatu qadim non kon bokkul ci tur yàlla yi ñu ne waaw kon day bokkul ci tur yàlla yi ñu daal di koy mën a jàppee noonu wala ñu gis Ibnu Qayyim wax ko wala ñu gis Ibn Baz wax ko wala keneen ak keneen wax ko ñu jàpp ne kon rotul ndekete yoo rot na maanaam lu tax parce que ñii ñëpp ma tudd buñ ko waxee ni rotul seen ndongo yi ñoom it di ko nettalee noonu su ko defee nit ki koy dégg wala ki gis ñu bari waxandoo ko mu jàpp ne wax ji waxu ñu bari la ndekete wax ji waxu kenn nit kese la ñi ci des ñëpp dañoo topp di répéter rek maanaam dañuy topp rek li kenn nit ki wax maanaam ce qui veut dire que ni ñoom mën nañ nekk 1000 personnes
ñoo xamante ne xëy na duñu sikki sàkka ne dëgg-dëgg boroom xam-xam lañ waaye 1000 personnes yooyu junni nit ñooñu ñëpp xaqiqatan taxawuñu lu ñu taxawaayu benn nit kese moom lañ doon wax ci al-Muntaqim biñ ne al-Muntaqim bokkul ci turu yàlla yi loolu tamit moom bii benn la rek ndax al-Muntaqim bu fekkente ne ñoom nee nañ bokkul ci turu yàlla yi alors que rot na beneen bi ci des moom mooy ne alquran ci boppam wax na ko inna minal mujrimina muntaqimuna te noonu mu rotee ne ñun kat dañuy maanaam muntaqim mooy kuy duma lañ te duma baatu intiqam mooy duma goo xamante ne day ànd ak maanaam ne nit ki dafa am lu mu def ñu di ko def ñu di ko teg mooy répression kon mu ne ñun dañ koy def ñi nga xam ne ñoom ñooy way jomb ñaa jaamu ñi nga xam ne ay criminel lañ ñooñu mu ne loolu borom bi subhaanahu wa taala wax ko ba pare daal di wax ci beneen saar inna allaha azizun duntiqam naka buur yàlla subhaanahu wa taala azizun ku noot ci nguuram la kenn mënu koo def waaye zuntiqam boroomu mbugal la maanaam mooy mbugal gi nga xamante ne lii tax mu def ko mooy ne dafa am nit ki lu mu def ba tax ñu def ko loolu yëpp mu wax ko ñu ne baat bi rotul te zuntiqam ak inna rabbaka la zu maghfira naka sa boroomu jéggal la loolu moom ak xafuur ñoo tolloo boroomu jéggal la ak xafuur wala xafaar ñoo tolloo maanaam mooy buur yàlla mooy kiy jéggalaate maanaam mi ngi mel ni nga ni zu maghfira boroomu jéggal nga daal di koy jël ba pare daal ne kon nag borom subhaanahu wa ta'ala mëne fu ko tuddee xafaar alors que boo alquran nee na zu maghfira maanaam exemple la parce que xafuur ak xafaar ak xaafir yëpp rot dañ ci alquran moom noonu mais te ñoom weddi wuñ ko itam mais maanaam liñ ci jublu woon moom mooy ne au moment où zu maghfira moom mooy xafaar wala xafuur zuntiqaam moom mooy muntaqim maanaam te borom bi wax na inna minal mujrimina muntaqimuna parce que inna la wax mais su doon ne bu doon ne ana la wax wala inni mais muntaqim lay wax maanaam kon loolu te alxuraan day jëfandikoo bu baat yu maanaam ñun yàlla maanaam loolu leer na maanaam kon taxaw giñ taxaw ne baatu muntaqim du turu yàlla maanaam moom ak xaqiqatan maanaam Ibnu Taymiyya wax ko ñeneen ñi ci des yëpp toppandoo ko ñu nekk ay millions ngi nit peut-être maanaam loolu wala peut-être waaw peut-être ay millions ngi nit loolu moom ak kenn maanaam wax jooju yëpp boo ko xoolee xaqiqatan représenté wul lu dul waxu benn nit kese parce que kenn rek ko wax ñi ci des ñëpp répété ko ndoonu sans bàyyi xel li nga xam ne moom la ñuy wax lu mu doon ak lan la yanu bu ñu dellu see kon ci suñu baat bi maanaam alqadim ne rot na dëgg-dëgg ci alquran ak sunna mooy wala bokk rawatina ci sunna mooy dañuy gis xadis bu nekk ci sunan imam Abu Dawuda rahimahullahu taala te xadis boobu wér na d'ailleurs al albani ci boppam nee na xadis bi wér na waaye sauf que ñoom bu ñuy wax ci aqida ñu daal di fàtte li nga xamante ne moom lañ xamoon imam Abu Dawuda dane mi ngi ni haddathana Ismaïl ibn Bishr ibn Mansur kooku moom siqa la comme ne al imam Ibn Hibban ak imam Az-Zahabi ak ñeneen ak ñeneen waxe ne siqa la mu ne qaala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi imam la ibn Abdurrahman ibn Mahdi kenn du wax ay mbirum te borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne Abdurrahman ibn Mahdi mboolem xadis bu mu soloo ñi ci kaw kay ngay xool ndax wér nañ mais ñi ci suuf ñëpp wér nañ comme imaamu Malik bu solowee xadis noonu lañ mel comme Shu'ba ibn al-Hajjaj noonu lañ mel comme Mansur ibn al-Mu'tamir noonu la mel maanaam dafa am ñoo xam ne duñ soloo lu dul ci ku wér ñooñu jëlee ci ñu wér mu ne an Abdullah ibn al-Mubarak muy imam bu màgg boobu al-Marwazi an Haywata ibn Shurayh moom it imam la mu ne wa qaala laqitu Uqbata ibn Muslim moom siqa la nee na fa qultu lahu ku wóor maanaam ñu dëgër lañ mu ne fa qultu lahu balaghani annaka haddasta maanaam nee na dama wax Haywa ne ko man de jote na ma ne yow da ngaa nettali an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu moom kooku saxaaba la an nabi mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu ne ko moom kat kaana wax nekkoon na iza daxala al masjida su daan dugg ci jumaa ji qaala danaan wax naan maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su daan dugg ci jumaa ji lan la daan wax
mu ne da doon wax ne a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim balaa ñuy firi baat yooyu sax boo xoolee a'udhu billahi allah al-azim tur la ci turu yàlla yi wala bokku ci ahankay moom la wa bi wajhihi al-karim tur la ci turu yàlla yi wala bokku ci ahankay ci la bokk wa sultanihi al-qadim lan la tur la ci turu yàlla yi min ash-shaytanir rajim mooy lan a'udhu billahi maa ngi sàkkoo muslu ci yàlla al-azim bu màgg bi wa bi wajhihi ak jëmmum ji nga xam ne al-karim mooy bu tedd bi wa sultaanihi maanaam jëmm fii al wajh dañ koy firé jëmm mais ni maanaam jëmm maanaam xar kanam la ñu wax mais jëmm la maanaam la ko wolof yi di firé te loolu dinañ ci ñëw tamit insha allahu taala bu ñu yegsee ci sifaat yi sifaatu sam'iyya yi insha allah mu ne woowo bi wajhil karim wa sultaanihi al qadim wa sultaanihi ak kilifteefam al qadim gu jiitu gi maanaam yii yëpp dafa melale yàlla al-azim melale jëmmam ji al-karim melale sultaan bi al-qadim maanaam nga xam ne yëpp ay turu la ci turu yàlla kon min ash-shaytaanir rajim ci sheytaane maanaam maa ngi kon muslu ci yàlla moomu mu musal ma maanaam moom ci ak jëmmam ju tedd ji ak sultaan kilifteefam maanaam gi nga xamante ne moom mooy gu jiitu gi mu musal ma min ash-shaytaanir rajim ci sheytaane bi nga xam ne moom la ñu rëbb bi nga xamante ne moom la Uqbata ibn Muslim nee na bi mu waxee Haywat ibn Shurayh bi Haywat ibn Shurayh boobu bi mu waxee Uqbata ibn Muslim ne ko man de dégg naa ne da nga solo lii ci Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la doon wax qaala daf ni ko la aqat ndax lii rek nga déggee ci moom lii rek nga déggoon qultu naam ma ne ko waaw qaala mu ne ko fa iza qaala zalika mu ne lii yenente bi lim ci teg sallallahu alayhi wasallam daf ni fa iza qaala zalika su nit ki waxee lii qaala sheytaane dafay wax ne hufiza minni sa'iral yawmi hufiza waa ji de aar nañ ko minni ci man sa'iral yawmi li des ci bis bi yëpp kon hadis la boo xamante ne hadis la bu wér boo xamante ne maanaam kon mënuñu ci sikki sàkka amma le fait que alqadim rot na ci asmaullah al husna yi loolu hadis la boo xamante ne al imam ibnu Maaja mi ngi ko solo ci kitaabu du'a ci sunanam kitaabu du'a baabun asmaullahi azza wa jalla voilà turu yàlla yi donte nag hadis bi ci boppam dafa daif comme ni nga xamante ne hadis yi wax ci sardu asmaul husna yi ñoom dañoo daif voilà kon lii kon day tegtale mbir moomu léegi ginnaaw ba nga xamante ne def nañ munaqasha ci mbir mi maanaam ba mu leer ne baat la boo xamante ne xaqatan rot na te mënef na wax ne borom bi subhaanahu wa taala moom wal al qadim ku jiitu la beneen bi ci def tey moom mooy tey bu fekkonte ne nee nañ imam at-Tahawi baat bi mu jëfandikoo daf kaa jëfandikoo waaye daal rotul léegi laaj bi moom mooy lan lañ bëgg a wax foofu est-ce que kon dañ bëgg a wax mooy yàlla jiituwul wala jiitu na maanaam lan lañ bëgg a wax parce que question bi après loolu lay mujj doon maanaam ok nañ nattale ne ok d'accord nañ jiitu ok rotul léegi lan lay tekki est-ce que day tekki ne du yàlla moom moo fi jiitu te amul fu mu tàmbale est-ce que kon maanaa bi dafay ñàkk wér waaw wala déet bu fekkente ne da nga ne awaa maanaa bi moom wér na kon bu boobaa lan moom moo tax maanaam ngeen di insister sur le fait que ni baat bi jiitu amul aw rotul ci alquran ak sunna maanaam lan moo tax ngeen ciy insister kon bu boobaa parce que su fekkente ne yéen maanaam da ngeen di wax ne non waaw non liñ bëggoon a wax rek moom mooy xam nga yàlla booy wax ci moom da nga war a wax baat boo xam ne dafa rot ci alquran ak sunna bu boobaa leneen li nga xam te ne moom mooy daal di nekk question bi moom mooy est-ce que imam at-Tahawi kon li mu indi lépp ci téereem bi ay baat la yu rot ci alquran ak sunna kon question boobu moom mooy imposé wu boppam te sëkk nekkul ci ne mbir mi demewut noonu
beneen bi ci des moom mooy ne est-ce que da ngeen a bëgg a wax itam ci ne yéen ci seen bopp boo leen di wax ci wàllu tawhid mboolem baat boo leen jëfandikoo rot na ci alquran ak sunna sikk nekkul ci ne tamit yéen it doo leen def noonu kon bu boobaa remarque boobu noonu lan moo nekk njariñam bu boobaa laaj bi loolu lay doon maanaam rek ngir lii yëpp dañ koy wax ngir lan ngir leeral tamit ne ñii nga xamante ne daa iman fu ñu toll ñi ngi wax ñun alquran rek ñun sunna di wax loolu noonu boroom xam-xamu ahlu sunna wal jamaa yi fu ñu toll ñi ngi leen di xool luñ leen di jame ak di critiquer di wax ne du li déedéet nangam ñoom maanaam di wane ne ñoom ñoo am xam-xam bi nga xamante ne moom mooy bi rote ci alxuraan ak sunna yi alxuraan ak sunna rek la ñuy topp muy salafiyé yi maanaam lii moom mooy seen mustawa maanaam seen niveau lii la maanaam pour wax rek ne maanaam ay hadith yoo xam ne dañuy rot ci sunna nekk sax ci sunan yi wala ci saxiix yi maanaam ñu am problème dëgg-dëgg ci mën koo maanaam mën koo luññutu wala bokk yu demee noonu ginnaaw bi nga xamante ne maanaam taxaw nañ daal ni nangam rotul amul xam nga buñ ne woon sax lii gisuma ko moo tax daa man ñoom ku ko ci waxit lii rek lañ lay tontu mooy dañ naan la rek waaw d'accord yow gisoo ko léegi ñun gis nañ ko ñu ngi ni xataa seen sëriñ bi mu ko waxee xëy na da nga fàtte woon maanaam ñu wutal ko ngànd boobu waaye léegi kay nag nañ jàpp ne am na kon ci buntu boobu ñu yem ci loolu wallahu aalam léegi mu des masala yi nga xamante ne maanaam moom mooy borom bi subhaanahu wa taala bi nga xamante ne dafa jiitu te ak jiitoom amul fu mu tàmbalee maanaam daf fee nekk moom kese amul leneen lu fi nekk te it te loolu day wane ne day gën di dëggal ne maanaam amul misla amul kenn parce que lu tax parce que bu fi jiitoo mënta am composition maanaam mënta composé wu mënta am ay cër parce que képp ku bu fekkonte ne parce que lépp loo xamante ne dafa composé wu mais xataa ñaari cellule ñoo ko composé da ngay gis ne ñaari maanaam mbir lay doon yoo xamante ne benn bu ci nekk day sukkandikoo ci moroomam maanaam ngir ñu mën a taxaw te bu boobaa faawu ñaar yooyu jiitu ko fi laata muy am maanaam lépp lu composé wu maanaam mu composé wu ci ay éléments rek faut que éléments yi jiitu fi d'abord après constitution bi doogu mën a am loolu moom moo tax kon ñu mën a xam ne kon borom bi subhaanahu wa taala maanaam mënta composé wu ak ay éléments naka noonu mënta nekk koo xamante ne dafa am fu mu tàmbalee comme Namruuz gisoon nañ ko bi maam Ibrahima alayhi salaam doon wuuteeg moom doon dàggasanteeg moom bi mu naan rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu sama borom mooy kii dundal kii dee moom mu ne ko ana uhyi wa umiitu man damay dundal te damay rey daal di indi benn waay rey bàyyi beneen waay bi daal ni kii maa ko dundal kii maa ko rey te loolu sax day wane dinañ ci ñëw insha allah taala maanaam ni nga xamante ne loolu mooy secret dund ak dee le fait que mu nekk loo xam ne borom subhaanahu wa taala ni mu ko maanaam maîtriser moom dong maanaam dafa nekk loo xam ne lu yéeme la ci anam goo xamante ne dinañ maanaam day tontu tamit maddi yuuna yi mooy matérialiste yi parce que ñoom dañoo jàpp ne mooy marxiste yi nga xam ne dañuy jàpp ne matériel bi ci boppam matière bi ci boppam moom mooy cosaanu lépp et que esprit yi wala lépp leneen yi nga xamante ne dafa aju ci ruux ak bakkan ak yu mel noonu yëpp dañoo topp matière bi kese le fait que ñoom mënuñu préciser mënuñu indi abadan benn détail bu gën a simple ci esprit ci ak ci ruux ak ci dund ak xam li nga xamante ne moom moo nekk maanaam liy wërwërloo ci mbir yooyu maanaam mënuñ ci indi benn détail lu dul rek ne nangam ak nangam xam nañ ne buñ leen boolee mën na indi lii et que loolu noonu day dund mu jeex ñu xam ne lii day dund et que la ko lay dugal ci moom dund gi ak it loola bu deewee fan la doon dund ca moom la tax mu doon dund ana loola fa mu ne fan la maanaam loolu ñoom amuñ ci benn maîtrise xamuñ ci dara
comme ni nga xamante ne noonu la ci ñeneen ñi nit ñi tamit xamewulee dara maanaam à part li nga xam ne moom la ñu borom subhaanahu wa taala nettali ci alquran ak ci làmminu yenentaam alayhi salaatu wassalaam ak xëy na lu mu wan ñenn ci nitam yi te loolu condition bi mooy ñu gëm li nga xam ne moom mooy alquran ak sunna kon lépp luñ ci ñooñu xamul maanaam lu ci yàlla borom subhaanahu wa taala lu mu ci leeralul maanaam nit ñi day fekk maanaam mënuñu koo xam te loolu day wane ni kon ne ñoom kon seen wax jooju noonu teguwul ci dalil teguwul ci dara lu dul ci ay kebatu maanaam ak jabatu li nga xamante ne moom mooy beneen mbir bi muy tontu moom mooy le fait que moom bi mu waxee Namrud bi mu waxee loolu maanaam moom dafa jàppee boppam comme yàlla maanaam ne moom dafa taxawaay yàlla mais bi nga xamante ne moom la ko maam Ibrahima alayhi salaam ne man sama borom mooy indi jant bi di ko jëlee penku di ko yóbbu soowu bis bu jot yow léegi jële ko soowu yóbbu ko penku borom bi ne fa bu hital la di kafara mu daa di lu noppi mënatu la wax jom mi jaaxle xamatul lu muy wax loolu li ko waral mooy moom dafa xam ne moom am na fu mu tàmbalee mooy comme li tafsirkat yi di wax ne keroog ba loola amee Namrud naroon naa wax ne man en fait jant bi man mii maa koy jëlee penku di ko yóbbu sow waaye ba mu gisee ci jotaay bi ñoo xam ne ñoo ko mag ci la xamee ni mënta wax loolu maanaam mënta tontu loolu tamit daf ñuy dëgëral daf ñuy leeralal ci point boobu maanaam dafa am beneen maanaam lu mu ñuy jariñ fii nii mooy lan mooy ne jiitu gi borom subhaanahu wa ta'ala jiitu loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy awsaaful uluhiyya la maanaam le fait que mu nekk yàlla ilaah maanaam loolu dafa bokk ci melo yi léegi ñu xool tamit yeneen xalaat dahri yu ne dahri yi ñooy ñan bon maddi yi mooy matérialiste marxiste yi ci lañ bokk mais dafa am ñoo mooy ñi naan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr borom bi subhanahu wa ta'ala ne wa ma lahum bi zalika min ilmin in hum illa yadhunnun ñoom dañ naan lan in hiya illa hayatuna dunya lii daal du dara lu dul suñu dund àdduna maanaam ñoom jàpp nañ ne dund àdduna gi rek moom mooy dund et que beneen dund bi am mooy dee ginnaaw dee am na beneen dund bu fa ne waaye dund googu ñun dañuy dundaat ci ginnaaw bi in hiya illa hayatuna namutu dañuy dee wa nahya après ñu dundaat waaye wa ma yuhlikuna illa dahr dara du ñu fi jëlee ñuy dee lu dul jamono ji temps bi dañuy dund après dañuy dee suñu deewee selon ñun niñ mel maanaam nga gis comme asiatique yi ci seen diine yi bëri na ci ñoo xamante ne maanaam loolu moom mooy seen xalaat seen gis-gis mooy ne dañuy réincarner waat voilà wa ma et que dañuy judduwaat comme exactement ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy mooy diine Firawna yi maanaam Égypte ancien maanaam ñu njëkk ñi ñoom seen diine loolu la woon et que ñooñu noonu ci seen diine daa iman day am lu ci ëpp bokk te comme Firawna yi niñ meloon mooy ne ñoom dañoo jàpp ne maanaam jëmmi Firawna bi moom mooy le Dieu vivant maanaam moom mooy yàlla bi nga xamante ne mooy dund moo tax Firawna bi Alxuraan di nettali muy taxaw naan amoo leen maa lakum min ilaahin ghayri amoo leen beneen buur beneen yàlla boo leen war a jaamu ku dul man ak ana rabbukumul a'la man maay seen yàlla buur bi yàlla bi gën a kawe maanaam loolu du ne moom moo beewee noonu moom kese déedéet Firawna yi ñoom noonu lañ mel maanaam Firawna yi mooy pharaon yi ñoom dañoo jàpp ne ñoom ay yàlla yuy juddu lañ yuy dund lañ mooy ay dieu vivant et que dafa am yàlla bi nga xamante ne moom moo amal adduna bi mais que yàlla yi di gérer existence bi loolu nag mooy la pensée kamite wala kémite dañ leen di wax léegi kémite dañuy wax kamite bi ñooñu dinañ ci ñëw léegi incha allah ci seen gis-gis ak seen xalaat ñi nga xamante ne dëgg ci suñu jamono yu mujj yi ñaar ñoo ko incarné kenn ki mooy Cheikh Anta Diop maanaam moom mooy ki nga xamante ne moom mooy sénégalais bi bu siiw bi biñ tuddee université bi taalibe bi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko représenté ñoom ñooy taxaw ñoom ñoo am diine jooju ak keneen ki ci des mooy Marcus Garvey nga xamante ne moom moo teg mooy ci esclave noir yi
nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci continent américain bi gëm ne maanaam dañoo war a delluwaat dañoo am terre promise maanaam suuf suñ leen dénk comme yahud yi niñ leen joxe woon benn terre promise et que terre promise boobu maanaam suuf suñ leen dénk maanaam dig parce que ñoom ñooy peuple bi yàlla tànn moom mooy ñoom niñ ko jàppe moom mooy Afrique maanaam ndax lan ndax nit ku ñuul foofu la mbir yëpp tàmbalee maanaam mooy waxu caaxaan yooyu rek ne nit ku ñuul foofu la mbir yi adduna bi ci nit ku ñuul la tàmbalee ñu njëkk ñi ay nit ñu ñuul lañ et que nit ñu ñuul ñooñu ñoo yor hégémonie bi ñoo yor nangam civilisation yi ñoom ñoo ko bâtir ñoom ñoo ko tabax et que ñooñu noonu ñoom ñoo war a nekk ñi nga xam ne ñooy kilifa adduna bi et que yàlla ci boppam bii dund maanaam ci foofu la war a ci ñoom la war a jóge xalaat yooyu noonu mu am Leonard Percy Howell moom itam mu bokk ci pensée boobu ginnaaw gi moom ci jamaïcain yi maanaam ñoom ci seen période après nga gis mooy jamono voilà période boobu voilà ñu fexe ba am buur boo xamante ne moom moo jógee Éthiopie Haïlé Sélassié biñ ko falee def ko buur nangam mu ñëw moom ñu jàpp ne moom mooy yàlla bi nga xam ne moo voilà ci la rastafarisme ci la juddoo mooy voilà mooy diine jooju ñu tuddee rastafarisme nga xam ne dañoo gëm yàlla mais yàlla biñ gëm ñoom dañoo jàpp ne dafa am yàlla yi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo univers bi ñooy toppatoo lépp ñoom ñooy amal ñooy def li am yàlla nag bi nga xamante ne moom mooy kii dund maanaam kooku mooy nit ki nga xamante ne moom ci boppam yàlla lay doon maanaam nit kooku tamit yàlla lay doon maanaam li tax ñuy taxaw ci xalaat boobu mooy ne ñooñu c'est parce que mënta ne maanaam parce que yàlla mënta nekk ku jiitu ku mënta nekk lu dul mu jiitu te du am fu mu tàmbalee alors que ñoom dañoo gëm ne yàlla boobu yàlla kon maanaam kii day nekk yàlla après bu deewee keneen ke mooy nekk yàlla et que yàlla mooy incarné wu daa iman ci biir nit kooku maanaam nit ki ñuy jël ne kii mooy yàlla léegi maanaam nit kooku yàlla mooy incarné wu ci moom comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee chrétiens yi ni ñu gëmee ni yent yàlla Isa alayhi salaam moom ci boppam mooy yàlla voilà comme ni alquran di wax laqad kafara alladhina qaalu inna allaha huwa al-masih ibnu maryam voilà dëgg ñi nga xam ne ñooy wax ne yent yàlla Isa alayhi salaam bii doomu soxna Maryam alayhi salaam moom mooy yàlla ñooñu weddi nañ yàlla voilà te da ngay gis ci seen ñaani ci seen wax yi ñuy ñaan maanaam soxna Maryama imaginez ya subhanallah waaw na oh Marie mère de Dieu nangam yow Marie yow mi nga xam ne yow yaay yaayu yàlla maanaam imagine nga yàlla naka la mën a amee yaay ànd ak loolu ñoom dañuy jàpp ne loolu bokk na ci mbir yi gën a normal te maanaam Dieu boobu nga xam ne mooy ci divinité mënta jóge mënta am maanaam mënta nekk koo xam te ne dafa jiitu dafa jiituwul maanaam faww daa war a nekk koo xam ne maanaam dafa jiitu te bu ñu xoolee kii kamiti masalan nga xamante ne ci même idée bi lañ yor parce que ñoom dañoo jàpp ne adduna bi mi ngi tàmbalee ci Afrique australe ak la région des Grands Lacs maanaam côté boobu foofu la tàmbalee et que nit ñi boobu lañ di commencé xool astre yi xool jamono ji xool mbir yi daal di jàpp ne am na benn ñu gis ne lépp ci ndox lay génnee maanaam nit ki ci biiru yaayam ci ndox lay ne nu mu tudd lépp ndox mooy ci dund yëpp ci ndox lay déparé maanaam bu ñu xoolee ak nen picc bi bu nekkee ci biir loolu nen bi maanaam loolu day ndoxe maanaam liquide bi nga xamante ne maanaam mooy toq maniyu bi ndox lay doon day ndoxe ainsi de suite yooyu yëpp ñu gis ne kon ndox moom mooy nekk cosaanu dund ñu ne kon dafa am en fait yàlla ci cosaan maanaam kon ci benn géej la nekkoon maanaam géej gi nga xamante ne ñoom moom lañ tuddee nuun dañ koy wax nuun tamit maanaam géej googu moom mooy moo fi nekkoon te géej googu kenn créé wu ko daf fee mës a nekk noonu loolu liy wane ni mënta ne mooy ne géej gi dafa am ay particules yu ci ne te comme dafa am ay particules yu ci nekk loolu moom ci ngay gisee lan moo tax mu important
ñuy préciser ni wala shay'a mislahu amul dara luy kem ak moom parce que particules yooyu nga xamante ne ñoom ñoo composé géej gi laa budda ñu jiitu fi géej gi bu fekkente ne géej gi maanaam dafa am mbir yi dafa am fu mu tàmbalee adduna bi ni mu toll nii bi ñu gisee ni dafa am lu ko composé ci la ñu xamee daa iman ci la ñu xamee automatiquement que ni am na fu mu tàmbalee parce que dafa am yu ko composé te bu ñu ko xoolee loolu maanaam mooy jëmmi xam-xam maanaam xattaa ba bu ma yorul samay ay télescope yeeg ay yeneen ak yeneen def calcul scientifique yeeg yëpp même bu ma ko deful naka jekk ma gis ni am na ay composition ci lay xamee ni lii dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu tàmbalee te moo tax bu ñu delloo ba ci ginnaaw comme ñu ñoom Friedman di wax nga xamante ne bu ñu delloo ba ca ginnaaw maanaam ginnaaw bi ñoom Einstein génne leerale principe de kii relativité boobu nga ni maanaam affaire bi comme que adduna bi dafa nekk en expansion maanaam day gën di yaatu saa su ne li muy tekki mooy bu ñu delloo ba ca gannaaw a gannaaw dana am foo xamante ne adduna bi foofu tàmbalee gu toll maanaam kon géej googu ñoom ñuy wax mënta am lu dul fu mu mënta mel neneen lu dul ne day am fu mu tàmbalee bu dee ñoom lañ wax dëgg la maanaam mais loolu yëpp daa tegu rek ci seenum xel ci ay spéculation mooy ay kebatu ci la tegu ñu ne nuun boobu atomes yi ci ne maanaam particules yi ci nekk dañoo jékki-jékki rek ñuy dugg ci benn comme genre trou noir maanaam benn am pax moo xam ne daal lëndëm nee na foofu nag ñu jékki-jékki kenn ci ñoom maanaam ci toq géej googu kenn ci ñoom ku tudd atum ñoom atum lañ ko tudde nee na waa ji daa jékki-jékki rek daal ne mais man xam nga daal di yeewu daal ne man am naa loolu tamit mu nekk beneen problème parce que gisoon nañ ko saa yoo xamante ne dafa am ñaar yoo xamante ne ñaari mbir yu tolloo voilà mooy rujxaanu bayna shay'ayni mutasaawiyayni biduuni murajjih mustahil ñaari mbir yoo xamante ne dañoo tolloo mu am lenn loo xamante ne dafa ñëw nootal mbir mi sans mu am lenn lu ko maanaam benn jékki-jékki rek benn noot ci benn dominé sans mu am lu ko dominé loolu mënul ne maanaam mooy ñoom bu ñu ñëwee tey ci atome boobu le fait que mu nekk ci ay nelaw moom ak yeneen atomes yi nekk ci toq yooyu nga xam ne particules yooyu nekk ci géej googu yépp ñoom ñuy wax lan moo war a tax atome kese moom moo yeewu loolu benn la mooy loolu mënul nekk lu dul mu am un élément extérieur ñaareel bi ci loolu mënta nekk lu dul mu am élément extérieur beneen bi ci def mooy atome mënta yeewu noonu ci seet comme niñ koy waxe maanaam jékki-jékki rek doon nelaw maanaam amul xel mu jékki-jékki rek yeewu loolu it mënta ne faaw mu am lu ko yee maanaam faaw mu am lu ko yee loolu itam mënta ne kon ci kaw loolu dañuy daal di xam ne wax jooju mënta tegu ci dara ñetteelu ñoo maanaam point bi nga xamante ne foofu la ñu juume maanaam ci seen gis-gis te lu yëpp ñoom dañ koy wax ni jàpp ne lu yanu maanaa la ñu ne atum bi mu yeewoo après ci la commencé xalaat conscience yi ne moom ci boppam existé na maanaam imagine nga yàlla boo xamante ne xamul woon ni am na mu jékki-jékki comprendre ne moom am na nee na après ñoom par contre ñoom ñoo xool gis ne mbir yëpp day daw ci spirale voilà comme càllameer yi ni muy mel jant bi le fait que muy wër suuf maanaam ak yeneen lenn lu ci nekk day wër maanaam forme spirale la yor ñu ne kon forme spirale yooyu noonu loolu bu boobaa ci la ñuy xamee ne ok kon atome aussi bi mu yeewoo moom daa di xool ci biiram maanaam bakkanam ci xolam boo xamante ne baa la tudd foofu nee na baa la tudd ne loolu ñoom ci si liñ wax ci la jékki-jékkee ne kon faaw ma commencé defar nee na ci la commencé di jël ci particules yooyu noonu nga xam ne moom lay jël ci géej gi maanaam muy toq ndox yooyu ci géej gi ci lay jëlee di bind mbindeef yi mais que toq ndox boobu muy jël ci moom maanaam moom ci la amalee ki ñuy tuddee raa maanaam comme que particules yooyu amaana maanaam ñoom dañ naan amaana mooy dañoo làqatu
dañuy wax amoo wala amen maanaam dañoo làqatu loolu moom moo tax ci la raa jóge maanaam raa moo tax way la mooy wala amoo raa mooy le jeu le jeu soleil ak yooyu bon léegi ñu ne raa boobu nag nga xamante ne moom dafa làqatu et que day jël ci particules yu làqatu yi di créer nee nañ kooku moom mooy yàlla maanaam kooku yàlla maanaam bu fii amaguñu woon yàlla kii mooy nekk yàlla léegi imaginer yàlla nan la mën a créer woo noonu maanaam ak te après dinañ dem parce que am nañu benn kii bu tudd croix boo xamante ne ñoom tamit yi dañ koo yor mu encre la tudd mooy croix encre bi nga xamante ne dañ koy takk foo leen fekk ñoom ñi gëm diine jooju maanaam seen diine jooju mooy animisme ñoom nee nañ animisme way dafa péjoratif léegi ñoom léegi vitalisme lañ koy tudde léegi nee nañ maanaam de croix boobu moom mooy symboliser seen croyance yëpp d'ailleurs ñoom le fait que ñu am croix boobu te croix boobu amoon depuis l'Égypte antique ñoom loolu moom moo tax ñoom ñu jàpp ne croix bi chrétiens yi am maanaam ci ñoom lañ ko sàcce maanaam ci ñoom lañ ko copier kon bi mu jëlee ñu ne ra wala aman ra wala amana ra comme ñoom niñ koy waxe moom dañoo seetlu ne dafa am moom mooy énergie bi nga xamante ne maanaam nag énergie la maanaam boo xamante ne moom du am du moom lépp parce que dañuy gis ne lépp ci énergie lay amee énergie moo amal lépp et que kon yàlla boobu mooy énergie bi nekk ci àdduna bi et que mooy dundal nit ñi mooy dund ci lépp moom moo nekk ci lépp mooy feeñ ci lépp moom moo tax ñoom ñu jàpp ne yàlla boobu kenn la sauf que day feeñ ci lépp loolu moom moo tax ñoom moo tax animistes yi xaqiqatan dañoo gëm ne yàlla dafay feeñ ci lépp day nekk ci lépp day manifesté wu ci lépp mais sauf que kenn rek la mais entité yi nga xamante ne ñoom ñooy comme par exemple noonu bi atome baa boobu maanaam bon baa bi mooy xolu atome ba ñëw ci amana wala iman wala amon nga xam ne mooy ku làqatu ki mais ra maanaam di ci énergie bi nga xamante ne ci moom la amee maanaam ñoom ñooy feeñ fépp mais sauf que ñoom dañu ne ra bi mu amee dafa am doom dafa am ñaari doom gis nga processus bi dafa am ñaari doom kenn ci moo tudd Osiré ki ci tet tudd Soutiré dañ koy wax Set tamit maanaam Osiré moom mooy parce que ñoom nee nañ tamit maanaam xoolal imaginer yàlla joo xam ne ki koy créer mooy am xel maanaam am xel ñoom seenum xel moo créer yàlla ji ñuy jaamu ñoom xoolal yaa subhaanallah ñu ne Osiré mooy kan ñu ne mooy doomu ñoom dañ ne nombre yi dañu am nombre pair ak nombre impair maanaam tey boo jëlee benn colonne da ngay gis colonne nombre pair nga mën a teg colonne nombre impair ñu ne maanaam yu tóol ak yu tóoluwul boo leen tegee ñu ne kon yi tóol yi maanaam ñoom ñooy symboliser lu baax yi tóolul ñoo symboliser lu bon ñu ne kon ci la ñuy waxee ñoom la ñu wax la kon am na lu ñu tuddee matière am lu ñu tuddee antimatière maanaam kon Osiré moom moo symboliser nombre yi nga xamante ne ñooy yu pair yi Soutiré beneen doomu raa bi maanaam yàlla bi am doom tamit gis nga loolu tamit maanaam te loyraloon nañ ne mënta nekk yàlla mënta am doom nii ci sensu ñun ni ñuy amee doom nii ci sensu ni nga xamante ne noonu la garab yi di jurante wala boog produits chimiques yi ni ñuy jurante loolu mënta nekk ci yàlla parce que loolu de manière naturelle la amee ci anam goo xamante ne maanaam moom yàlla tànn ko te loolu mënta nekk ci koo xamante ne dañ kaa war a jaamu ngir ne ki ñuy jaamu lépp ci tànnee fa mu lay jóge loolu tamit maanaam fii te ñoom fii niñ ko waxe mooy ne comme raa moom maanaam amul woon beneen possibilité lu dul jur doom yi maanaam te amul te beneen bi ci des mooy comme li yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon waa Banu Najjar bi mu leen gënalee bi tax sourate Ali Imran wàcc bi ñuy wax ci yent yàlla Isa alayhi salaam ñoom ñu ne doomu yàlla la bokk na ci li mu leen wax mooy ne waaw yàlla bu fekk maanaam normalement yàlla moom bu amee doom jooju daa war a bokk ak yàlla nature maanaam dañoo war a maanaam golo bu juree doom golo lay doon nit bu juree doom nit lay doon
mbaam bu juree doom mbaam lay doon ainsi de suite kon yàlla bu juree doom yàlla lay doon mais lu tax kon yàlla boobu yor jëmm nit gaa yi gëlëm am xamul lu ñuy tontu loolu moom mooy li nga xamante ne ñii tamit loolu daan mënef la leen koo tontu pour ci tënk bi nga xamante ne moom la ñu ñëw ñoom ñu ne Usiré ak Sotiré dañ doon xeex Ra amaan na beneen doom bu jigéen bu tudd Maat moom mooy borom plume bi Maat moomu nag moo ñëw ak loxoom daa di dagg daa di rey ki nga xamante maanaam daa di dagg ki nga xamante ne daa di mooy Sotiré moom mooy Sotiré ñoom ci ñoom mooy représentation seytaane maanaam ñoom dañ ne ñun ci yeneen diine yi ñoom kooku la ñuy wax seytaan nee na ñoom ñu xeex biñ xeexee maanaam mooy ne kon matière ak antimatière dañoo xeex ñu ne lii wane ne ñoom ñaar dañ doon xeex xoolal fi ñu ko teg nee nañ parce que nombre yi dañoo am nombre pair nombre impair kon ñu xam ne matière ak antimatière am na et que bu Sotiré gagné woon kon adduna bi du am waaye bi Sotiré gagné bi Usiré gagné ci la adduna am moo tax ñoom seen croix boobu benn genre bopp lay doon boo xamante ne maanaam ci kaw bopp lay doon kooku muy représenter Ra ak énergie bi nga xam ne ci lay jëlee ay maanaam ci particule yi nëbbatu mooy amana yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci géeju noonu ngir di mën di par rapport énergie boobu muy mën di créer et que Sotiré maanaam moom mooy croix xam nga croix day am bant bi nga xamante ne maanaam moom mooy comme loxo yi yooyu day gàtt parce que Sotiré dañ kaa gagné et que Ra kii Usiré moom moo gagné maanaam moom kiiwam dafay gudd bant bi ko représenté day gudd maanaam xeetu caaxaan yooyu lañ gëm te loolu li ci yéeme nag moom mooy mboolem ndongoy Cheikh Anta Diop yi maanaam ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëkkati gis-gis boobu te gis-gis googu ci boppam mi ngi jóge ci xalaati Cheikh Anta Diop ci boppam maanaam wala bokk moom en tout cas ci ñi ko gën a yaatal ci la bokk ñi gën a yaatal gis-gis boobu ci la bokk ak ñi nga xamante ne moom mooy ay xalaatam ay doxalinam ak gis naa kii ne semaine bi gaa yaa ngi koy defal ay xew-xew ñii di def ay marche diggante Ndakaaru ak fañ ko rob mausolée sax lañ ko tuddee maanaam ngir fuñ koy màggale ak yooyu waaye ñu xam ne moom ndongoom yi ñoom ñoo yor xalaat bi te ñoom dañoo jàpp ne diine yi nga xamante ne maanaam dañoo jàpp ne Afrique dafa tardé tout simplement parce que benn mbir rek moo tax Afrique tardé te loolu ñoom seen xalaat ñoom ñooy comité yi ñoom ñëpp noonu la ñuy xalaat mooy ñoom dañ ne Afrique lenn moo tax mu tardé mooy mooy ne africains yi soo ñëwee ne leen politiquement dañoo tardé dinañ ko nangu soo leen ne économiquement dañoo tardé dinañ ko nangu loo leen wax domaine boo leen wax ne dañoo tardé dinañ ko nangu waaye boo leen waxee ni diine ji nag est-ce que kon du diine ji mooy problème dañuy gis ne foofu la problème bi ne maanaam dañuy gis africains yi duñ ko nangu saa yoo laalee ñoom ci seen mais boo laalee yent yàlla Isa wala nga laalee yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga wax ci ñoom lu ñaaw nga gis ñu commencé mer lu tax ñu ne parce que ñoom ñii ñoo tax ñun africains yi ñu tardé maanaam ñoom noonu lañ ko gisee te ñoom dañoo jàpp ne Afrique balaa moo mën a développé wu il faut que ñu delluwaat ci cosaanu maam ya maanaam moom mooy diine jii ma wax léegi nii maanaam fokk ñu delluwaat ci loolu ñoom dañoo am ay rite maanaam ay xeeti jaamu yu ñu jaamu seen yàlla yi caaxaan yooyu nga xam ne en fait ñoom ñëpp ay yàlla lañ en même temps benn yàlla am maanaam ci seen gis-gis loolu nag sax bon gëstu naa ci seeni xalaat ñoom nan la ñuy xalaatee dëgg waaye ba tey maanaam am na ci benn partie bu ma desee maîtriser ci buntu boobu mooy le fait que ñii ñëpp ñu tuddee leen ay yàlla ba pare daal di jàpp ne mais malgré loolu benn yàlla am et que ay manifestation yàlla la yu wute loolu nag xaqiqatan mooy comme lii chrétiens yi di wax ci di wàllu trinité rek ba ci ñoom chrétiens yi tey maanaam mënuñoo expliciter de manière claire lan mooy trinité kooko ci laajit maanaam day wërloo ci buntu pund bi comme ni nga xamante ne noonu la ko tubaab di wax mooy tourner autour du pot maanaam loolu tamit mooy li nga xamante ne moom moo dal
moo dal ñii ci seen buntu boobu léegi ñoom gis ñi gis ne maanaam ñoom dañoo créer dañ ne seen xeetu jaamu yi ñuy jaamu seen yàlla yooyu dañ koy defee comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci maanaam ñu njëkk ñi ci ay égyptiens yu njëkkee ci jàpp gi ñu jàpp ne ay nit ñu ñuul lañ woon nangam ñi peuple africain yi foofu lañ jógee xeet yooyu nangam ñooñu seeni maam ñoom ñoo jël civilisation bu njëkk bi ñoom ñoo tax ñoom ñoo développé wu woon ñi nga xamante ne ñoom ñooy naar yi arab yi ak occidentaux yi tubaab yi ñoom dañoo ñëw fàtteloo leen seen diine jooja looloo tax ñoom ñu tardé et que bu ñu bëggee Afrique développé waat il faut que l'islam ñu xeex ko ba mu jóge fi il faut que tam ñu xeex christianisme ba mu jóge fi lii moom mooy seen xalaat ñoom ñi te loolu moom la ñuy wax ne ñoom loolu moom la ñuy wax ne il faut que ñu jël maanaam ñoom ba léegi ñoom dañ koy def sax mooy rite yi nga xam ne moom la ñuy jël te rastafari yi ñoom xalaat boobu jëmmi xalaat boobu lañ yor ba pare boo ko xoolee dañuy xaw a nuróo dañoo bëri lu ñu nuróo ak chrétiens yi ak juifs yi seen yenn xeetu gis-gis yi seen yenn xeetu doxalin yi mais ala kulli xaalin ñoom dañoo jàpp ne rek ne ñooñu dañ leen a war a jaamu maanaam dafa faw mu am yàlla bu nuy jaamu boo xam ne day dund nangam moo tax ñu jëloon Haile Selassie di ko jaamu ñu jàpp ne Afrique la mbir mi war a déparé d'ailleurs comité yi tamit noonu lañ ko xalaate dañoo jàpp ne Afrique la mbir mi war a déparé et que ñoom gëmuñu panafricanisme bi ñi nga xamante ne mooy dañ naan na africain yëpp dajaloo y compris dëkk yi nga xamante ne ay nit ñu weex fa dëkk comme Algérie comme Maroc comme Tunisie et cetera Égypte wala yooyu déedéet ñoom dañoo jàpp ne entre nit ku ñuul kese moo war a def ñoom ñoo war a def liggéey boobu et que ñoom ñoo koy jiitu suñu paree ku ci bëgg a bokk après ñoom mu ñëw ñu dugal ko ci et que à partir de moment boobu ñoom ñu wër àdduna bi yilif ko maanaam te am na ay rites yu ñuy def yoo xamante ne dañ koy basé ci seen aaday maam yi nga xam ne moom la ñuy wax mooy animistes yi mooy kémite yi comme ñoom niñ koy waxee mooy lan maam ñoom ils se définissent comme ay kémite mooy ay ci waxu Cheikh Anta Diop dafa jàpp ne kémite maanaam Égypte dañ ko daan wax kémite maanaam Égypte bu njëkk ba dañ ko daan wax kémite parce que ay nit ñu ñuul ñoo fa dëkk loolu nag mu wuuteeg waxu boroom xam-xam yi nga xamante ne ay égyptologue lañ ñoom ñeneen ñi ñëpp dañ jàpp ne mbir mi nag du dëgg demee wut noonu ni mu demee mooy ne dañ koy wax kémite parce que Nil bi li nga xamante ne moom mooy mbeex mi nga xam ne moom moo doon dal ci suuf si moom moo taxoon suuf soosu ñuul ñu tuddee dëkk bi ci boppam kémite maanaam waaye du nit ñi ñoo ñuuloon moo tax ñu leen di wax kémite ala kulli xaalin loolu maanaam ban moo ci nekk dëgg loolu xëy na dina ci suñu niveau ñun dina jafee leeral waaye ala kulli xaalin lañ mën a wax daal mooy ne yanuwul maanaa ñu gis ne mboolem yeneen boroom xam-xam yi muy égyptologue yeneen yi jàpp lii mais Cheikh Anta Diop dong moom ak ay ndongoom ñu jàpp ne ñoom rek li ñu wax moom moo war a mën a nekk dëgg te li ñuy wax teguñu ko lulul ci ay jabatu à part système de datation ak carbone 14 bi bu ñu xoolee li nga xamante ne moom mooy boroom xam-xam yi mooy monde scientifique bi li ñuy wax ci waxi Cheikh Anta Diop dëgg-dëgg du lu ñuy tagg maanaam à part li ci des yëpp ay c'est idéologique maanaam lu ci ëpp ay xalaat la yoo xamante ne lii ma wax léegi nii maanaam ci autour de lii lay tourner maanaam mooy lan mooy seen yàlla boo yooyu ñuy jaamu gëm ko te ndongoom yi maanaam moom mooy seen référence bi gën a mag mooy kémite yi ñoo leen wax kémite yi foo leen fekk ñoom loolu la ñuy wax nañ dellu ci njàngalem Cheikh Anta Diop la ñuy wax te am nañ ay rites yoo xamante ne dañ koy def mooy ñoom dañoo jàpp ne benn moment bu njëkk bi maanaam ndax ñeenti moment la nit ki am yu mag bu njëkk bi moom mooy lu ñu tuddee renaissance maanaam ñoom du ñu wax naissance de juddu déedéet judduwaat bi parce que dañoo jàpp ne nit ki mooy ay daxriye lañ mooy nit ki day dund di dee et que après day judduwaat ci beneen jamono réincarné wu waat ci beneen jëmm loolu moom ñoom noonu lañ ko gëmee loolu moom moo tax ñu ne moment boobu am na ay rite ay xeeti jaamu yu ñuy def ñaareelu rite bi ñu ngi koy def ci jamono nit ki bu amee puberté maanaam bu commencé nekk mat góor wala bu dee jigéen bu commencé gis liy wane ne léegi mat na beneen jamono ji moom mooy bi nga xamante ne moom lay takk soxna wala boog ci lañ koy takk moom beneen bi ci des moom mooy bu génnee àdduna
maanaam kon ñoom ñeenti étape ci ñeenti waxtu yooyu ci lay moom kamit bi ci la ñoom ci la ñu amee seen yenn jaamu yu ñuy def yoo xam ne dañ koy jëlee ci seen xalaat maanaam liñ jàpp ne jëlee nañ ko ci seen ay maam maanaam seen maam yu ñuul yi comme niñ koy waxe maanaam te gis nga xalaatin boobu lii yëpp dalay wan lan moo tax di xalaatee waaw ñun nit ñu ñuul ñi ñun nangam ñun nit ku ñuul yàlla dakaa defal li maanaam ñooñu bu ñu demee ba ci extrémité bi nii la ñuy mel yii la ñuy xalaat dañoo jàpp ne diine yi yëpp dañ leen a war a génnee Afrique maanaam saxal diine ji kese muy diine ji te gis nga diine ji ci li mu tegu moom mooy caaxaan yu toll nii te lépp benn mbir rek da koy dajji mooy le fait que ne yàlla moom amul fu mu tàmbalee loolu rek buñ ko xamee rek dañuy daal di xam ne diine jooju mënta nekk dëgg te it maanaam ni ñuy xalaat maanaam mbir yi bu ñu xalaatee ba jege dëgg rek dañ koy daal di moy lu tax parce que dañoo am loo xamante ne dañ kaa manqué mooy xamuñu dëgg-dëgg yàlla mais ñoom dañoo jàpp ne yéen jullit ñi yéen chrétiens yi xamoo leen yàlla li ngeen xam yàlla ci yàlla kas néew te mu jub ci ñun ñii ngeen ko jàngee maanaam ñoom lépp loo xam ne dañ ko wax ba ci xattaane maanaam ginnaaw de am na geneen dund gu fa am maanaam ñoom dañoo jàpp ne loolu chrétiens yi ak juifs yi ak musulmans yi jullit ñi ñi ngi ko jëlee ci ñoom ñii maanaam loolu ñoom loolu lañ jàpp voilà yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm voilà kon ñu yam foofu insha allah taala beneen yoon ñu yeggale wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin